mbokk yi benn waxtu bu tegal benn simili jot na fi ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi marché samedi wéet ni ki tey ginnaaw ñu ci ëpp ci ay jaaykat ña nga ca Touba teewut ña fa desandi di wéyandi seenu liggéey jàpp ni ña ngay xaar ay client te it wéeru ci borom bi ngir mën a wéyal seenu njënd ak njaay daan ci ànd ak suñu ndaw ci demoon ni ki tey di Ndeye Fatim Lo dina ci bëgg maître Mame Adama Gueye mi ñaawlu yenn ci ay carte électeur yi nga xam te ne askan waa ngi koy jotee di sàkk ci ñoom ñu bàyyi ci xel jàpp ni la ca ne ñuul na mooy ne électeurs yi wala boog carte yu ci bëri mayu leen ngir ñu mën a wéyal wala bokk ci élection yu dëkkmal loolu yëpp di ngeen ko mën a teewlu ginnaaw ba mu daje kii di Idrissa Seck ci xibaar lay doon na ca bokk mburu moomee ñu dippee Tapalapa te ñii di boulanger fédération bi leen ëmb di sàkku ci askan wi ñu tàgg ak moom jàpp na leen ñu indi ci ay jafe-jafe doon na lu bëri ñeen ci askan wi àddu nañ ca nañ koy defee naka noone di gëstu tey bi daan ci dikkee ci xibaar yi danañ dem ca Touba it ànd ak suñu ndaw yi nga xamante ne jamono ji ña nga fa lay xibaar jëm ci màggal bi loolu yëpp daañu leen ko dégtal ci xibaar yi ponk yaa ngoog mbokk yi topp leen ñu yaatal ko. mbokk yi xibaar yi ci digg bëccëg bi ñu koy dooree ak marché samedi bi nga xamante ni jamono ji dafa wéet la ko waral mooy nit ñu ci ëpp ci ay jaaykat dem nañ ca Touba ngir màggal gile ñi fi desangum ne mënuñ ci lenn lu mooy ni ña ngay wéyal seen njënd ak njaay te am yaakaar ni xëy na client yi daañu ñëw jënd la ñu dese ña nga xamante ne ñoo koy jëndit naka noone doon ñu fës jamono ji ca marché samedi bi nekk fii ci Castor teewut ñoom jaaykat yi ne la leen des ci ay marchandises am nañu yaakaar wéeru ci borom bi ne ba moytul xëy na daañu gis ay clients yoo xam te ne daañu ñëw daal di koy jënd dañ ci ànd ak suñu ndaw di Ndeye Fatim Lo. mu doon benn week-end boo xam ne melul ni yeneen yi marché samedi bi bu xumboon loolu tey di wéet na torop li ni mel leen waralu ko lu dul màggalu Tuuba. wéet moom def na ko ndax màggal gee tax moom. waaw daana gën a xumb ka nii ko ñun màggali woon ñu ngi fi bon dañuy fas yéene xëy rek nekkaat ci liggéey bi. marché bi moom nii la mën a demee rek ko parce que bisu Maam Borom Touba la màggal gi moom bu jotee ñëpp ay dem ku mënta dem sax da ngay bëgg a dem donc marché bi nii la mën a demee loolu du dara. ñu bëri ci jaaykatu fëgg jaay yi dañoo ñëw liggéey si ngir am tuuti xaalis ñeneen ñi tamit ngir am lu leen mën a yóbbu ci Touba. yaay waaw ñi nga am yaakaar moom ñi nga am yaakaar bu baax ndax man nekkul na rek benn yoon laa jaay si fii màggal am na màggal yu bëri yu mu fekk damay jaay si fii te teewul léegi dañuy jël suñu wërsëg. mi ngi aju ci borom bi rek marché bi mën naa wéet loolu client am loolu du ci dara lépp a ngi ci mbiru borom bi. wéet na de mais ñun ñii sax dañuy màggali dañu ñëw tey nii rek pour après incha allah ñu màggali daal. waaw client bi ndànk-ndànk rek comme dab rek ndànk-ndànk rek. as néewu client bu ñuy gis muy doxantu ci diggante table yi dañoo ñëw profité aussi ñu am yaakaar ni que jaaykat yi dinañ wàññi bu baax seen i njëkk. marché bi xanaa wéet rek xam nga daanaka bu sëñ Touba jógee ñëpp ay jóg amul tijaan amul murit amul xaadir amul chrétien ba ñëpp ay dem macha allah wax dëgg yàlla. loolu moo tax mu wéet loo doon jaay jëndee téeméer di ko jëndee tey xaaj bi juróom fukk. loo tax ma profité ma nit am samay commande ñëw di koy gérer si fii ci marché bi waaw. wante ñoom ñoo ñuy firndeel ni que lañ doon jaayee la ñuy jaayee. bagage moom li muy jar rek lañ koy jaayee waaw bu wéetee su ma gisee client su ma gisut client parce que bagage bi xam nga yow doo jëndee fukk di jaayee juróom. non man li ma daan jaay rek laay jaayee waaw. du ci dara la ma daan jaay daal moom rek laay jaayee. ku nekk li nga dagg rek ngay jaay. samay prix moom changé wu vraiment changé wu. dama dagg comme yi ma daan dagg rek dagg bees. dama dagg rek dagg bees comme yi ma daan dagg rek xam nga bal bi moom du changé même prix la moo tax même prix rek ngay mun a jaay. naam sax gisuñu client yu bëri samedi bi jaaykatu fëgg jaay yi ñëw nañ jaay si ñuy am yaakaar ni que fii ak bis bi di jeex dinañ jaay seen marchandise yëpp. Ndeye Fatim Lo ñu wax ca opération bi nga xamante ne police amal na ko Touba ak la ko wër teg loxo lu war a jege wala mu ëpp ñaari téeméer ci ay doomu aadama lan leen di toppe bokk na ca ñenn ñi mandi am ñeneen ñoo xamante ne sàcc la wala boo ko yore ay ngànnaay yoo xam ne daanaka
amuñu ca ndigal di opération yoo xamante ne police door na ko fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre bi ñu nekk ci geneen wàll ga njiitum réew mi di président Macky Sall dalloo li di brigade gendarmerie bu Touba ànd ceeg njaboot gi ginnaaw gi mu julli juma ni ki démb ci grande mosquée bi ànd ceeg délégation bu takku loolu yëpp daañu leen ko jukkil ci xibaar yi nga xamante ne jagleel nañ ko màggal gi ànd ceeg suñuy ndaw yi ñu teewal jamono ji ci dëkk bu sell bi di Touba maître Mame Adama Gueye ngay wéy di dajeek kujje gi daje na ak kii di njiital parti réew mi di Idrissa Seck ginnaaw ba mu ca noppee ñaawlu yenn ci ay carte d'électeur yoo xam ne ñu ci ëpp ci askan wi jotee nañ ci te mu jàpp ni loolee du leen jariñ ci élection yi ñu dëgmal lu waral lu ni mel indi ci ay gindi ak i leeral di sàkku ci kilifa yi naka noonu it askan wi ñu bàyyi ci xel ci carte yooyee ñu leen jox jëm ci élection yu dëgmal ñu teewlu ko suñuy ndaw. Président Idrissa Seck comme xam ngeen donc ko expliquer daf ko comprendre tout de suite te leen ma wax lu leer na ma daal moom li ñu taxaw ni daf koy rafetlu bu baax a baax te nangu na ànd si li ma ko wax moom gis na ko ba ne ma sax am na sax yoo xam ne yëgaguñ ko jël carte yi téye ko te carte yi sax am nañu lu bees ñu ci wax mooy am na ñoo xam ne inscrire nañ ci période révision yi te carte yi ñu leen di jox mayewul du leen may ñu voté dama ci profité attirer attention sénégalais ku yor sa récépissé te nga inscrire woon ci période révision bi buñ lay jox sa carte bu ko jël dem xool ko bu baax a baax su fekkee ne da nga ko xool gisoo si wàll bi nga xam ne may na la nga voté bu ko jël te sa récépissé bu jotee dinañ ci am ni ñu ci taxawee ba nga jot sa carte parce que carte bi boo ko jëlee noonu doo ci mun voté te du la amal njëriñ te doo mun a prouver que ne yaa ngi inscrire ci période révision yi. ca Ngomeen ñii di waa IPD taxaw nañu tem ngir liggéey lu joxaat njiitum xew mi di président Macky Sall ñaareelu mandat fas yéene ci ànd ak ancien libéraux bi di Mbaye Sam mi wane jàppalem jëm ci Abou Nguet mi nga xam te ne moo jiite boobe kuréel waaye te askan wi it daal di fësal la nga xam te ne mooy seen càkkuteef bëgg it kilifa yi taxaw ci moom Abou Nguet daal di dogg ne dana fexe def kem kattanam ngir ne loone di càkkuteef askan wi dëkkee ca Ngomeen kilifa yi taxaw indi ci ak saafara dañuy dem ca gox boobee ak Thiès mi ko wër andi ceeg suñu daw di Daouda Thiandoum ci doxaltu nemmeeku bi nga xam ne mi ngi koy amale ci wàllu politique ci gox yeeg goxaat yi IPD di initiative pour une politique de développement daal di woon nañu nag teere fële nga xam ne moo di Ngomeen Ngugus nekk ci département Thiès digganteem ak Kaba toll ci ñaari kilomètres tax na nag ñu amal fa benn meeting dalal Mbaye Samb mi nga xam ne dafa baddi ko fële ci parti démocratique sénégalais daal di ñëw ci moom ci ñoom ngir nag falaat ki nga xam ne moom moo di Macky Sall. maa ngi commencé sama carrière politique depuis l'année 2012. PDS. tey jii nag dem naa ci parti IPD bu Ibrahima Abou Nguet président IPD àndama ak moom ak Isma Sène pour ñu ànd liggéeyal réew mi Sénégal jëm ca kanam Macky Sall jot deuxième mandat. askan wa yeewee ci Ngomeen Ngugus ci anam bu takko nag daal di wuy si ci wote boobu tax na nag nu daal di jawale nag seen i njàmbat. ñun nag pour jàppale rek leen bëgg. Sénégal ba mu amee indépendance 1960 ba tey mënuñu ne lii leen def ci Ngugus. suñ jigéen ñaa ngi nii ay jeeg di ndaw dong lañ yor ku ñu jox ay projet rek dinañ liggéey ndax liggéey rek lañ xam. kenn ci responsable yi di Isma Sène nag am mbégte lool di dalal Mbaye Samb tax na nag mënu ko dalal ak jàmm. depuis 2005 maa ngi fii ci Bawol di liggéeyal Ibrahima Abou Nguet kon bu yàlla defee nga di mbokk nga am foo nekk ma jëlee la fa ndax xam naa ne mbokk ndey koy jur. Ibrahima Abou Nguet mi nga xam ne mooy leader IPD nag daal dinay dalal xelub askan wa yeewoo ca Ngomeen Ngugus xam leen ni lépp loo xamante ne ay njàmbat la yu jib foofe dinañ ci indi ay safara. li ngeen wax fii dégg naa ko baax a baax ñun ay soldat lañu li fi nekk même fekk état bi la ci biir état bi ñu bokk daañu ko xeex daañu ko makki ba nga xam ne tànk ak tànk mbagg ak mbagg maak Mbaye Samb ak ñu ma àndal ba lépp leer nañ. ndaje moomu nag negoon na ndaje moo xamante ni tax na waa IPD waa APR ak ñi nga xam ne ñooy jàppale Macky Sall ñoom ñëpp nag ñu daal di daje békk daal di am yaakaar nag ci li nga xam ne moo di seen mbébét.
Daouda Thiandoum ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ma ànd ak waa LISCA ñuy wéy di xeex feebaru cancer bi jàpp ween ci octobre rose bi ñu ko jagleel mu mel ni daje nañ ak plateforme portuaire AIBD di jigéen ña fa ne moom njiital LISCA ne la ko ci gën a bégal mooy ni fii ak ñuy gën a dem jigéen ñi gën a xam importance bi jëm ci wàllu dépistage ngir mën a xeex boobe cancer ñu teewlu ko suñuy ndaw. ngi nekk en partenariat ak ministère des transports aériens di rafetlu taxawaayu ministre bi nu mu accompagner Ligue sénégalaise contre le cancer donc def nañu ak moom ay dépistage ci ay gox ci Dakar nga xam ne moom moo ko financé tey jii ñu ñëw ci bérébu liggéey bi di dépister jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fii ak ci ñi dëkk ci wetu environnement bi boobule examiner seet nañu juróom benni téeméeri jigéen après ñu dem Diourbel ñu ngi examiner ñetti téeméer ak juróom fukki jigéen après ñu dem Xombol foofule dañu juróomi téeméer ak juróom ñaar fukki jigéen la ñuy examiner Xombol ñu ñëw le 20 examiner ñaari junni jigéen ci stade de l'amitié tey jii ñu ngi war a seet juróomi téeméeri jigéen ñuy rafetlu ànd bi ñu ànd ak ministère des transports aériens. jamono boobee ñii di waa AGS ña nga woon ca Rufisque amal ab ndaje jëm ci waxtaane nekk ñi nga xamante ne ñooy ndongo yi ci ne ñuy wëree di yalwaan ak jafe-jafe yi ñu tey jànkonteel jàpp ni la ko war a mën a saafara bokk na ca loi bi nga xamante ne moom la ñu war a mën a jëmmal ngir mu dellusiwaat ci lépp lu aju ci wàllu statut daara yi di gis-gisu njiital AGS ñu teewlu ko suñu ndaw. mu nekk ndaje yoo xam ni ay atelier lañ koy tuddee d'échange de suivi et de partage ci processus bi ñuy wax ni que sur le projet de loi bi nga xam ne moom mooy porter statut des daara. defoon nañu benn atelier ci département de Pikine nga xam ne dañuy jël maître coranique yi nga xam ne dañuy jóge ci commune 16 communes Pikine yëpp waxtaan seeg ñoom tey jii beneen atelier la boo xam ne ci cadre boobu la nekk mais tey dañ ko jagleel waa Tëngéej ci Rufisque ñu fexe ba nga xam ni acteurs coraniques yi maître coranique yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au niveau des communes de Rufisque ñu de la ville de Rufisque ñu dajeeg ñoom waxtaan ak ñoom ci projet de loi boobu. li ci am solo rek ñun dañu ñëwoon rek pour gën a ñaaxaat maître coranique yi fàttali leen loi bi pour ngir ñoom inquiétude yi nga xam ne xëy na am na si ñoom ba léegi ñoo xam ne ñu ngi koy am ci loi boobu ñu waxtaan see ñu ba nga xam ne dañuy lever inquiétude yooyu. exclusion bi nga xam ni taalibe dañ ko nekk woon ci par rapport ak seen insertion dans le circuit officiel de l'éducation loolu loi bi dafay ñëw rétablir ko indi équité ak égalité quand même ci éducation ak ci enseignement institutionnaliser enseignement coranique am solo la fexe ba nga xam ne ay infrastructures yu nga xam ne daara ñu jéem ko def ay infrastructures yu moderne yoo xam ne dañu respecter des normes ba xale yi muñ ci nekk ci façon bu mucc ayib loolu aussi am na solo ci projet bi ak loo xam ne tam prise en charge sanitaire u xale yi ci biir daara yi am na solo curricula yi mooy enseignement yi nga xam ne moom la ñuy délivrer ci biir daara yi mu ñëw ci wax ci xool nu ñu koy organiser am na solo. ay kuréel yu mel ni Nations Unies FAO UNIDI lëkkaloo ak nguur Sénégal ngir fexe gën a jàppale goxaat yi ci seen wàllu suqali ko jaarale ko ci gën a dëgëral ak kàttanal mbay mi naka noonu it la ñuy dundee comme ni ko plan Sénégal émergent fësale sabab ab ndaje bi ñu ci amal ne boobee yëngatu bëgg nañu jagleel pàcc bu am solo ñi di jigéen ñeek ndaw ñi leeral yeeg suñu ndaw di Adjara Ndiaye. ngir am nekkin bu gën a yees jëm ci wàllum kaaraange alimentaire bi système Nations Unies ak kuréel gi ñuy wax alimentation agriculture daal di nag taxawal benn projet boo xamante ni dañ ko wekk nag ci commune yu li programme bi nag ñu dugal ko ci plan cadre bu Nations Unies bi. Ce partenariat était bile partenariat ñu ngi ko door ci atum 2016 daal di koy jëmmal ci atum 2017 muy programme bu am solo boo xamante ni jëm na ci gën a suqali sunu gox-goxaat yi jaarale ko ci mairie ba ci conseil départemental yi daal di nag bi jël njëriñ ñi ñu woowee ay petits producteurs waaye it fexe ba ndaw ñeek jigéen ñi fu ñu mënti ne gën a am maanaam qualification waaye it taxaw ci lépp luy soppar ñi seen dund ca la ñuy yëngatu
ci gox-goxaat yi loolu it doon njëriñ guy ñeel Sénégal. Et retenir beaucoup plus de valeur au Sénégal. ngir xool bu baax nan lañ ko fas yéenee doxalee état wu Sénégal nag daal di fësal ni nu war a suqalee li nga xam ni moo di collectivité territoriale yi. ñu demee ci territoire yi dañ leen war a ànd ak ñoom pour que ñoom ñu fexe développement économique des territoires nekk une politique publique territoriale ñu bañ ko xaar rek ci état bi au niveau central parce que état au niveau central ñu ngi gérer à travers l'APIX un environnement des affaires favorables mais au niveau des territoires aussi dañu war a liggéey pour seen attractivité pour que nit ñi mën a ñëw foofu entreprise yi mën a implanter foofu mais il faudrait que d'abord ñu xam lu nekk ci territoire yi en termes de potentialité en termes de filière porteuse boo leen identifier ba pare ci ngay identifier métiers yi nga xam ne dina yàgg bi nga ci mën a am ay revenus yu décent ak revenus yu am solo yi nga xam ne dina la permettre dund bu baax. njariñu Procodem nag mooy dimbali gouvernement bi mu taxawal ay mbëbët ngir lépp li nga xam ne moo jëm ci wàllum économie bi gën a mën a soqaliko gunge tamit gouvernement bi ci ni ñu war a gën a mën a taxawalee li nga xam ni moo di plan Sénégal émergent ak yeneen Kolda Sédhiou Tamba tànn ko nag ngir taxawal projet bi li daal ci def nag $juróomi million. Adjara Ndiaye benn ci dëkk yooyu nga tudd la ñu jëm di Kolda mu mel ni ñi di waa Banque mondiale lëkkaloo ak kuréel bi di projet ngir gën a encadrer askan wu dëkkee ca Kajantor te ñu yëngatu ci wàllu matt ak këriñ mu mel ni lañ ca jublu mooy fexe ba ñooñu mën a wéyal seen activité te du leen yóbbu ñuy caxat-caxatee ak dagg àll bi te loolee mën a indi ay gàllankoor wàllu alam bi war a wañ taxaw tem ngir jàppal leen ci wàllu projet ak it xalaat waaye te fexe ba ñooñu taxaw ca lay seen activité ñu ànd ceeg suñu ndaw teewal ñu jamono ji ca Kolda di Samba Balde. defar këriñ mission bu Banque mondiale dañuy jàppale askanu Kandiator fii mooy massif dëkk bi fii ci département bu Kolda ñoom ñépp fii lañuy indi garab yi ñuy dagg ñu carboniser leen maanaam defar këriñ ci àll boobu 1,3 hectare lañuy dagg ngir defar këriñ fii nii 150 saaku këriñ mën nañ ko fii am pexe yi ñuy taxawal day tax ba suuf si du dee te it garab yi ñuy dagg dañuy gaaw a jogaat Banque mondiale di jàppale projet buy taxawal lépp li ñuy jëfandikoo ci wàllu énergie traditionnelle. fexe ba askan bi am lu mu toggee te loolu bañ a yàq àll bi ndax xam ngeen ne ñun ci matt ak riñ la ñu dépendre pour togg loolu nag li ci gën a bëri da doon yàq àll bi projet nag bi mu ñëwee Banque mondiale ak État du Sénégal ànd ci ak Fonds nordique de développement jàppale leen état bi pour naka la ñuy def pour gën a mën a saytu àll bi. askan wi ñoo ngi leen di tàggat ci naka la ñuy defaree këriñ ndax du fu ne lañu ko war a def du parcelle bi yépp lañuy dagg te it du garab bu ne dañu bàyyi xel tamit fu ñu war a dagg garab bi. projet 1 ak projet 2 ñoo ngi financé itam yeneen activité ngir sukkali koom-koom askan wi. jigéen yi mbett lañuy am ci projet bi tax na àll bi ñu ngi koy jëfandikoo ci anam yu gën askan wi gis nañu seeni bopp loolu tey ji tax na ba ñu gën ci ndool. les aspects de développement. projet ñu sos ko ci atum 1998 aménagé na 22 àll fii ci biir Casamance. Samba Balde ñu wax ci leneen ñii di fédération bi ëmb boulanger yi nekk ci réewum Sénégal ñoo ci bàyyiloo xel askan wi ni war ñu ko jëfandikoo ngir ne baaxul ci seen wér-gu yaram di mburu moomee ñuy woowee tap làpp waral ba ñu amal ab gëstu ni ki tey jëm ci nañu koy defaree ak ndax cet ga ca war ñu ngi sàmmonteeg moom ak déet gis-gis ba ci askan wi am jëm ci boobee mburu nga xamante ni ñu mel ni Alain dañu ko bëgg di ko woowee tap làpp gëstu beeg suñu ndaw di Nubé Ba. sunu sukkandikoo ci loi bi nga xam ne taxawal nañ ko ngir jaaykatu mburu yi ni ñuy defaree mburu tàppalappa ak di ko toggee moom mu ngi indi ay laaj yu bari ñu bëri nag ñi ngi ñaan ñu defaraat bërëb yooyu nga xam ni boulanger yi ñi ngi fay nekk di defar mburu mi lay farine ak levure xorom loolu lañ koy defaree
matt moo koy lakk ko par courant du ko lakk matt moom set na man ni ma yàgg naa ay mën naa ne presque ay depuis 2006 ba léegi maa ngi fréquenté boulangerie yi defar tapa la ba mais bu may gisee ni ñuy jàmbe farine bi et tout mburu bi moom wax dëgg yàlla ñu ciy waslu ak set na yore milieu bi environnement bi comme ni ñu ko fi ñu koy defaree institut si Karola ko yooyu loolu moom suñ ko ci doolee dina baax. moom mile mi ngi xamal ni dafa daan lekk mburu tapalapa wante bàyyi na ko ci jamono jile mu dellusiwaat nag di wax nit ñi nanu xoolaat bu baax jafe-jafe bi nga xam ni mburu tapalapa mi ngi koy joxe. bu muy door a génn waaw doon naa ko use dama ciy dégg ay rumeur quoi comme quoi que gars yi buñ koy jàmb seen tànk lañ ciy kii quoi xam nga te et puis man constat bi ma defoon boo ko lekkee da ngay serré quoi da ngay constipé genre doo dem toilette ay 2 jours affaire yooyu noonu. moom nag mi ngi nakarlu ñàkk cet gi nga xam ni mu ngi ci ni ñuy defaree mburu tapalapa ak ci ñenn ci boulanger yi. waaw ab cet moom kenn mu la am si man moom wax dëgg yàlla du ma nëbb sëñ bi ne ma gis naa fi ñu koy rootee ak ni ñu koy rootee ak nu mu mel ak nu mu saltee man moom gis naa ko moom sama bët dafay am affaire yu verte la da ngay gis bidon si bidon bi day verte xam nga da ngay gis ñoom seen bopp sax dañuy tilim ba xam nga ak ñaq bi di siit nii da ngay xam ne yow ñii fëriñ bi fi ñuy jaxasee ak ñu tàngee foofu da ngay xam ne ñi siit ñaq bi day siit waaw moom salte na trop dëgg yàlla waaw moom ko li seet na moom waxul dëgg loo xam ne dama ne xëy na Sénégal yi duñ ko lekk quoi waaw dégg na waar loolu pour man dama yaakaar ne xëy na Sénégal yi duñ ko lekk quoi. mburu tàppalapa nag nekk na benn danger bi nga xam ni wér-gu-yaramu doomu aadama yi loolu nag mbooloo bu ëmb boulanger yi yu nekk ci Sénégal xamle ñoom nag ñi ngi woo njiit yi nekk ci état bi ngir ñu jël ay mesures. mu ngoog di ab gëstu jëm ci mburu moomee ñuy woowee tapalapa te ñu ci ëpp ci askan wi di ko jëfandikoo te fédération bi ëmb boulanger yi nekk ci réew mi doon ko moytulu askan wi jàpp ni mënees na leen indil ay jafe-jafe jëm si seen wàllub wér-gu-yaram benn fan ci weeru janvier atum 2019 yu fas yéene taxawal ay programme yoo xamante ne lañ ci jublu mooy fexe ba ñi nga xamante ni dañuy yëngatu ci wàllu sport te nekk ci Afrique mën dafa jëlee ay xibaar yoo xamante ne dana jëriñ ñi ngi yëngatu ci wàllu wi wala boog ñi bàyyi xel tàggat yaram ñi ko xamle di Union africaine bi yore lépp lu aju ci wàllu radio diffusion addu ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu dëkkmal lañ ci xaar ci ay coppite Coupe du monde bi ñu génn lañ ci jàpp ci ay rëq-rëq nees mën a def ba indi ci ak jubbante loolu yëpp doon na lu ñu waxtaane ci ndaje mi dañ ànd ak suñu ndaw di Ndeye Fatim Lo. fukki fan ak juróom ci weeru octobre bi ñu jugee réew yu bokk ci UAR Union africaine de radiodiffusion dañoo xaatim ab déggoo ngir taxawal réseau boo xam ne dinañ fa mën a échanger ay programme ak it xibaar li ni mel nag dina tax ba réewu Afrique yi ñu gën a xamal nit ñi seeni réalité waaye tamit ñu gën a ñoŋal li nga xam ne chaîne télévision yi ñu ngi koy wone. Vous aurez sur notre réseau d'échange de programmes. di ngeen am suñu réseau programme ay xibaar yoo xam te ne dinañ bàyyeekoo ci réewu arab yi ca Europe waaye gulet ay xibaar yuy bàyyeekoo ci ay chaîne de télévision privée Afrique it dina jote ci yooyee xibaar waaye dina doon ab réseau boo xamante ni daanaka dina dëppoo ak méngoog réalité yi nekk ci Afrique waaye dana fexe ba lépp luy archive te ñu jëmmaloon ko loolu it dana feeñ ci média yi te ñoom sax dinañ ko mën a jaay. Un produit que vous allez vendre. wàllum droit de retransmission ba tey jii dafa am ay jafe-jafe couverture bi jëmoon ci coupe du monde 2018 bi bëri woon na loolu ay gàllankoor li ni mel DGU UAR di ko findeel dinañ amal nag benn réunion novembre bi ñu jub si ngir ñu mën a ut ay saafara laata CAN 2019 di tàmbali. Aujourd'hui, il y a des procès. xam ngeen ni jamono ji fu ne ñu ngi fay amal ay procès te fu nekk ci àdduna bi it daañu nettali histoire coupe du monde ci ay baat yu jafe daañu fexe ba gën a négocier lu aju ci wàllu droit retransmission yi naka noonu it ci coupe d'Afrique des nations yi ñu ci ëpp ci njiitu réew yi nekk ci Afrique dañoo amoon njàqare gis ne réew yi nga xamante ni ñooy jàllale match yi at bu nekk dafay gën di néew. À cause de la question des droits de retransmission. ci lël boobu tamit dinañ fa lancer édition bu njëkk bu AUB Safari musique ab jongante boo xam ne dafa nar a boole artiste yu gën a mag yu musique Afrique. Ça va être un regroupement. dina doon jamono boo xam te ne daañu boole suñuy aada musique it dina fësal aada réew bu ne édition bi ñu njëkk yi daañu ko amal ci weeru mars atum 2019 artistes yi yëngut ci wàllu aada ak cosaan yi nekk ci Afrique daañu boole seeni doole ngir ñu mën a am ab événement bu mucc ayib boo xam te ne dafay wone xar kanamu Afrique yi
yanji doon Afrique bi yëngatu jëm ci kanam. L'Afrique qui bouge, l'Afrique qui se transforme. Réseau d'échange de programme bi waxtu bi mu ngi toll ci phase test ci 1er janvier programme yi dinañ fas yéene tàmbali li ni mel dina tax ba réew yi bokk ci UAR ñu am jumtukaay boo xam ne dinañ mën a fësal bu baax seen histoire. mu ngoo ko gën a fësal bu baax seen histoire ngir waajal lii di Coupe d'Afrique des Nations laatañ ca yegg ñu fàttali leen liste bi nga xamante ni kii di Aliou Cissé fësal na ko jàpp ñaar fukk ak ñett ci ay gayndeem ya muy xaar ngir jongante bi war a dox ci diggante Sénégal ak Guinée équatoriale ñu jàpp ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ñu dëkkmal mu mel ni ak coppite daanaka nemmeeku ñu ko ci boobee liste la ko waral leeral yeeg tontu li ak suñu ndaw Adama Bitey. gannaaw ba mu jàkkaarloo ak Soudan équipe nationale bu Sénégal war a daje ak Guinée équatoriale mu doon 5e journée des éliminations bu CAN 2019 ñu wax ko amal ci fukki fan ak juróom-ñaar weeru novembre bi ñu dëgmal. Aliou Cissé nag daal di joxe liste joueurs yi nga xamante ni ñoo war a dem ci boobu la jongante. Abdoulaye Diallo, Edouard Mendy, Alfred Gomis, Lamine Gassama, Ibrahima Mbaye, Racine Koli, Youssouf Sabali, Abou Sissé, Kalilou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Salif Sané, Sidi Sarr, Idrissa Gana Gueye, Hassan Toussé, Cheikh Tidiane Ndoye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Diao Keita Baldé, Opa Gueye, Ahmed Ndiaye Diédhiou, Mbaye Niang, Mbaye Diagne, Moussa Konaté. coach équipe nationale bi nag jàpp ni jamono ji ñu toll ci match yi ñu war a amal équipe bi dafa soxla yeneen joueur loolee bokk na ci li tax kii di Pape Alioune Ndiaye bokkul ci bile sélection. Pape xale boo xam ne équipe nationale bi moom xam na ko je crois que dañuy toll ci ay jamono yoo xam ne dañu bëgg gis yeneen joueur yàgg naa ko wax équipe nationale bi dafa am buntu boo xam ne fa la ñuy duggee am buntu boo xam ne fa la ñuy génnee Pape bokk na ci xale yoo xam ne war nañu war a dellu si équipe nationale mais si match yi en tout cas ñu nekk dañu bëggoon xool yeneen garçon wala ñu góor moo tax ñu fi mais signifié wu ni que équipe nationale moom jeex na. mu xamle nag ni match bi du lu tuuti benn yoon naam sax qualifié nañ waaye am na lu muy xaarandi ci joueurs yi. match yi nekk dañ ko war a jouer à 100%. li may xaar ci xale yi mooy que match boobu même sax bu dee qualifié nañu yàlla def nañu qualifié match boobu dañ ko préparé parce que match boobu dafay tax tamit d'Afrique bi fële ñu mën a am équipe bu baax te challenge bi tey défi bi tey nekk mooy ñu mën a terminer premier parce que Madagascar tamit ñu ngi fii ils ont des points communs dinañ dajeeg ñoom si dernière rencontre bi gëm naa ni que dinañ gagné match contre Soudan bi donc ñun tamit pour justement terminer premier ci pour dañu war a gagné match contre Guinée équatoriale. Aliou Cissé di wax ni rek équipe nationale doon na équipe boo xamante ni du lu ndaw ba tax na choix yi dépendrul ci moom waaye kat fépp fu mu gis ndaw boo xamante ni wane na xarañ ci li muy def dina ko jël indi ko ci biir ngir ndamu Sénégal. Adama Bitey maire bu Hann Bel-Air taxaw tem ngir yeesal stade municipal bi fas yéene ci dugal lu toll ak juróomi téeméeri million ci ay koppar ne liggéey bi dana yemb ci weeru juin atum 2019 premier adjoint maire Bel-Air moo xam ne lu ni mel ñu teewlu ko moom Matar Diaw ak sunuy ndaw di Ibrahima Togola. tax bu ñu fi commencé ba léegi avant même suñu premier mandat lan lañ daan wax nañu fexe ba Hann Bel-Air am stade fonctionnel mais aujourd'hui yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax parce que lan moo waraloon budget bi passé am na ñaari dotation yu nga xam ne si wate rubrique yi ñu wate woon mooy au moins 60 millions pour ñu mën a jël travaux yu nga xam ne si ñoo gën a yemamaay defaraat ko defaraat toilette yi yokk gradin yi ba mu nekk benn stade bi nga xam ne si ku nekk diñ si mën a dugg mais conseil municipal bi monsieur le maire loolu doyul ñu mun leen lan moo doy mu ne amoon nga yéene ville de Dakar def état du Sénégal def mais yéex na ba suñu mandat ngi jeex
kon ñun balaa ñuy dem wala balaa ñuy présenter wu beneen bilan war na lii ñu boole ko loolu moo tax ñu jël 500 millions pour ñu mën ko ñu wotewaat ko pour ñu def ko pour ñu am gazon synthétique bu ko defee daañu mën may xale Hann Bel-Air lépp li nga xam si jëm ni ci wàllu sport ñu ko war a nañu def ko loolu nag bu ñu koy def parce que ñun ay pères de famille yi du ñuy bàyyi suñuy doom ñu xëy tàkkusaan bu ñu jotee ñoom ñëpp ñu dem Alassane Djigo wala ñu dem Demba Iba Mar Diop wala ñu dem feneen mais bu boobaa seen yaay yi seen xel du dal ba ñu dellu si kon problème mu sécurité du ñu réglé ko. mu ngoog ki ñuy doon teewlu di Matar Diaw di premier adjoint maire bu Hann Bel-Air doon addu ci stade municipal bi ñu nam yeesal dugal ci lu tolloog juróom benn téeméer million dañuy dem ca Touba fekk fa suñuy ndaw xam ngeen ni jamono ji ñu ngi ci wàccaayu màggal gi nga xamante ni ki ëllëg lañu koy xaar ci dëkk bu sell bi di Touba ñu ànd ceeg suñuy ndaw di Abi Guèye Abi Sow laa bëggoon a wax ginnaaw ba ñu la nuyoo ana lan la ñu mën a jàpp ci lan gën a fës ci xibaar yi ñu nar a jukkil jëm ci wàccaayu màggal Touba atum 2018. jërëjëf Pa Ousmane Cissé ginnaaw bi ñu la nuyoo di nuyu itam sunu mbokk téléspectateurs yi fii ci Touba Bakel nag li fi gën a fës bokk na ci niki démb njiitu réew mi Macky Sall demoon inauguré ji caserne gendarmerie bu nekk foofee nga xam ne moo di quartier Thiawène foofee nag digle na dina def kéemtulaay kàttanam ba ñi nga xam ne ñoo di takk der yi mën a rek def seen liggéey ci nu mu waree ci loolu nag dañ ciy teewlu ki nga xamante ne si moo di El Hadji Mansour Sow mu indil ñu ci ay leeral. Touba am na caserne bu gendarmerie bu yees peq bâtiment bi le nag am na li ñu duppee état major ab compagnie ak brigade de recherche waaye tamit am na li ñu duppee escadron de surveillance et d'intervention. fii ñu taxaw compagnie bu bees la ci gendarmerie je pense que ci compagnie yi daanaka moo ci gën a bees tey gën ci jëmmal taxawaayu gendarmerie ndax lu toll si 4 téeméeri gendarme ak ay officier suñu nekkee fii war ngeen xam ne kon mbirum caay-caay dina sori. bu weesoo yooyu la jumtukaay caserne bu Touba bi li dafa taxaw rek jëmmal li ñu duppee concept armée nation ndax am na centre médical bi li te centre bi li sax dina dalal askan yi nga xam ne nag ñoo bàyyeekoo ci gox ak goxaat yi nga xam ne ñoo nekk fii ci quartier bu Thiawène bu Touba. c'est surtout. li yees daal ci mbir mi moom mooy centre médico-social bi nga xamante ne amal nañ ko fii ndax tey jii dinañ ci mën a faj ñi nga xamante ñooy liggéey ci bërëb bi waaye askan wi nga xamante nag ñoom ñoo nekk ci quartier bi di Thiawène dinañ mën a ñëw di faju fii lii rek day dem di dëggal li ñu duppee ci nasaraan concept bi di armée nation maanaam fexe rek ba l'armée yi ñëw di jàppale askan wi ci seen mbirum faju waaye tamit di leen jàppale ci wàllum alam gi. dans l'esprit armée nation. njiitu réew mi porox ndollu na rek ci xew-xew boobu lay ba waxtaane lépp lu jëm ci wàllum programme boo xam ne nag da koo jëmal ci wàllu set ak setal Touba waaye tamit ak yoon yoo xamante ni nar na ko fay tabax nag bokk na ci autoroute Ila Touba bi nga xam ne nag mi ngi ko dégmal inauguration bi ci weeru décembre bi ñu dégmal waaye tamit am na l'hôpital de niveau 3 boo xamante ni dina am lu toll rek ci juróom benn fukki junni ay lal fii ci Touba. El Hadji Mansour Sow ba tey foofee ca quartier bu tudd Thiawène fañ doon inauguré boobu la caserne bu gendarmerie foofee nag njiitu réew mi Macky Sall jaaree na fa rek yëkkati ay kaddu daal di koy rek addu jëmale ci ñi nga xam ne ñooy faral di yëkkati ay kaddu yu ñaaw maanaam ay saaga di ko tekk ci ndoddu kilifa yi ci réew mi moom njiitu réew mi nag nee na jël na ay matuwaay yu mat sëkk waaye tamit tàggat nañ ay takk der ngir rek ñu fexe ba fu waay mën a làkkatu ci ginnaaw l'ordinateur am di yàq lu mel ni xamee ay njiitu réew wala sax ay kilifa ñu rek lay teg loxo ndax nag bëgg-bëggam du lenn lu du rek ñu dakkal li ne mu jóge fii ci réew mi ba mu jeex tàkk moom sax njiitu réew mi Macky Sall la ñuy teewlu Mansour Sow moo taxtaan ay kàddoom. nit ñi li ñu war a xam mooy liberté mayewul nga tëju sa néeg di wax lu la neex di saaga ku la neex tey ku ko def mën nañ teg ci loxo parce que am nañu moyen yi tax comme réew yu moderne yëpp nañ ko amee ku def lu ñaaw ci internet danañ la identifier daañu la arrêté jébbal la tribunal mu àtte la parce que tam mënatuñu continuer di supporter ñaawteef yi nga xam ne internet loolu taxu ko jóg dafa jóg ngir nit ñi am yokkute ci seen dundin waaye du jóg pour ñaawteef ak moo xam nag ñaawteef bi lu ko tax a jóg bopp xeetu ñaawteef muy cybercriminalité na ngeen xam ne taxaw nañu pour anéantir ko
parce que tam désordre mënul installé wu ci réew rek au nom d'une prétendue liberté boo xam ne kenn xamul lu mu doon liberté doomu aadama yi kenn du ko attenté xam naa balaa ma fi jógee ñu ne voilà le président a menacé ma benn liberté c'est clair waaye mënuñu bàyyi loo xam ne dana indi jafe-jafe si réew dana andi yàqute si réew te dootuñu réagir kooku moom à bon entendeur salut il faut que la liberté se fasse dans le respect également de la dignité des citoyens de l'honneur des citoyens donc loolu tey jii maa ngi féliciter gendarmerie avec seen antenne cybercriminalité ak police ñoom ñëpp am nañu ci xarala yu bees yi li war a tax ñu aar suñu réew. mu nekkoon njiitu réew mi Macky Sall ñu wax ci leneen ñeel wàllu wérgu yaram fii ci Touba Mbacké jàngoroy dengue daanaka ñu bëri ci taalibe yi xamuñu ko ba tax na sax li ni mel terewu leen ñëw rek daal di màggal si li ñu dippee 18 safar waaye nag ñoom jaare nañ si rek di sàkku ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu wérgu yaram ci réew mi ngir rek ñu jukk ngir yee leen wala sax ñu xamal leen ana lan mooy jàngoroy dengue ñu teewlu reportage yu Mamadou Diop. feebar bi di dengue xam ne law na bu baax a baax ci dëkk bi di Touba askan wi nga xam ne ñoo yeewookat ci biir diwaan bi ñoom nee na njàqare lañ ci àndal. waaw biñ koy doog a dégg tiitaloon nañu parce que boo ko déggee faaw mu tiital la waaye mujj nañ ci dem ba dégg ñu ne yoo bi koy joxe ñu ne feebar bi doonut loo xam ne day wàlle. danoo tiit trop ndax xam nga ku pare bay màggal nga xam ne une semaine ci des même pas une semaine. ngeen leen léegi feebar baa nga fa rey na fa nangam su ko defee ñi waroon a ñëw ñu si bëree bëri dañuy tiit yaakaar ni lu dal nit ki rek loolu la loolu dañ ko waroon a teel a wax sinon ñu jël seen i matukaay yu mat sëkk yoo xam ni ñam dal daan fexe ba du propagé wu dem si feneen. ñaari fan gannaaw ñu amal màggal gi askan wi yeewoo ci Touba kat ñoom ne amuñu benn information daanaka ci lu jëm ci wàllu feebar bi lenn li nga xam ne jot nañ ko ci am ci rajo yi ak télévision yi ci lañu ko jëlee. amuñu ci information yu doy ndax mën naa la wax ni xëy na ñi nga xam ne ñoon ñooy seetaan télé di déglu information yi ak di lire journaux ñoo ci mën a xam lu bari waaye ñi nga xam ne daanaka sensibilisation bi si war daal nga xam ne maanaam dugg ci kër yi wax leen ko loolu moo doon li amoon solo te wax dëgg gisaguñ ko. ñu dugg ci benn kër gu nekk fii ci pencum Sëñ Bass famille Diop kat ñoom ne xam nañ bu baax a baax danger bi nga xam ne mën nañ koo jëlee ci wàllu feebaru dengue bi loolu ma waral ñu ne ñoo ngi def seen képp lay kattan ngir xeex lu ni mel waaye kat ñoom ñu ne amul daanaka benn moustiquaire boo xam ne mën nañ koo jëfandikoo. ma ne xam nga Touba moom kenn ku ne xam na ne garab yi bari na ndox mi bari na donc yooyu dafay bari loolu moo yoo ko waroon a tax sax ñu jël seen i précaution moustiquaire moom xëy na am nañu ko am waaye du ñëpp. kër goo dem ñaare benn nga fay fekk wala ñaar ndegam sax am na kër yoo xam ne sax amuñu ko foofu. fii nga xam ne moo nekk ci yoonu jumaa ju mag ji daje nañu ak kenn koo xam ne Dakar la jógee moom kat dafa màggal si bi ñu ko laajee mu ne amul benn njàqare goo xam ne am na ko. yaakaar naa ne ñun wóor na Serigne Touba rek a fees suñu xol ba tax loolu du ñu ko mën di bàyyi xel man yaa ma ko fàttali nii sax. ndax déggoon naa riir ba Dakar waaye man bu ma dégmalee Touba suñ Touba rek laay def ci sama xel ak teew ci dëkk bi ci jàmm ak mboolem nit ñi ñëw teew ci jàmm. waaye nag lu ci mën a am askan wi yeewoo ci Touba ñoom di sàkku ci ñi jiite paj mi fii ci biir diwaan bi ñu gën a yokk seen man-man ngir mën a waxtaan ak askan wi loolu rek lañ mën a def ngir jële feebar bi ci dëkk bu sell bi. jërëjëf Mamadou Diop ay waxtu rek des ngir rek ñu màggal fukk ak juróom-ñetti fan ci weeru safar di màggalu ko Touba waaye nag soow mi dafa am lu ciy ñuul ndax nag daanaka fii ci Touba ndox nag amu fi fu ci mel ni que Daaru Minam foofu nag neem sax dañuy gis ndox waaye guddi ba guddi la ñuy faral di root mu doon lu jafe loolu ci askan bi nga xam ne ñu ngi yeewoo ci gox boobee ñi nga xam ne itam ñoo di taalibe yi bàyyeekoo fu ne ñëw fii di màggal si ñoom tam ñu ngi ci fësal seenu ko njàkkare di rek xam ne ni dañ cee war a wutaay saafara ci nu mu gën a gaawee ndax lu toll ni màggalu Touba waruñu fee ñëw te duñu am ndox ñu teewlu ci reportage ki nga xamante ne si moo di Maymuna Ñaan bëri soxla ndox jamono ji ci Touba waaye kon mu mel ni séddale bi jafe-jafe bu rëy la ci diwaan bile rawatina ak ci waat caayu màggal bile. si wàllum ndox mi tamit fi nu toll nii amaguñu ndox moom waaye ndox dina ñëw parce que yaakaar naan citerne boo xam ne dana jege kees dana war a ñëw bu citerne ñëw it oto bu ndaw dina ñëw waaye bi ñu ñëw nii indaale nañu ay bidon robinet baa ngi nii
waaye su si wàllu loo xamante ni su robinet bi su lu noo jëfandikoo si kër gi rek raccord baa ngi nii waaye su wàllu si lu nuy naan li gën a neex ñun ñoo koy indaale def ko si bureau yi mi ngi nii ñu jëlee ko gànjoon. waaw ndox moom am na ci jafe-jafe bu baax sax bu baax instant bi benn robinet moo fi nekk dafa yéex franchement dafa yéex trop. xanaa di tax xalaatu rek danoo mujj obligé branché suñu benn raccord si benn robinet moo fi am ñu branché si briquet yi mais ndox mi moom yéex na moom. ñàkk ndox mi mel ni sax at bu jot doon li ñuy gën a nemmeeku loolu tax ñu war cee am ay saafara yuy mën a tax dootuñu nemmeeku li ni mel. mais bu fekkee ni moom it ci wàllu boppam màggal gu nekk du ñuy wëlbatiku di faggu xam ni ay milliers de personnes ñoo fi ñëw di pèlerin fi kon nag dañu war a xam ni Touba dafa dul lu ndaw màggalam dafa dul màggal gu ndaw kon nag fu nu toll fu nekk war nañu wëlbatiku fépp nga xam ne ndox fii si biir Sénégal ñuy fàggandu ko Touba bu baax bu événement yi jotee parce que Touba yaakaar naa ni bu nekkul première capitale tam deuxième capitale. gannaaw loolu mu mel ni kon ñàkk ndox mi nekkul ni fépp la am fii ci Touba ndax boo demee Daaru Minam ndox am na ñu ko fi am. de moom yàlla daa dogal fii di barab boo xam ne ndox mosu fee manqué ba yàlla def na sax ñun mosuñoo am ay certaine mosu fee am toujours robinet direct rek lay def li ko walit mooy dafa bokk ci xëcc bu njëkk ba teew yi jëkk yi fi seen laat installé woon. loolu moo waral ndox mi bari fii ci Daaru Minam muy place boo xam ne place ndox la woon sëkk moo tax nu dëkk bi loolu moo waral fii am ndox waxtu nekk nag nit ñi di fi dem ak a ñëw di fa root ci dig-digal bi li war lépp fi la ñuy ñëw ñu xewee leen ko it xam ne bis bi bisu Serigne Touba la. 18 safar 1440 Touba commencé di bëri nit waaye ñàkk ndox mi bokk na ci li nga xam ne kon ñi fi ne ña ngi koy bàyyi xel bu baax a baax. jërëjëf Maimouna Niane ba tey ci màggalu Touba fii ci Touba naka atum ren ji dafa am lu bees tàkk lu nga xam ne dañ ko fay tere mu mel ni que selfie photo ak jël ay vidéo ci biir jumaa ji rawatina ci barab yu tedd yi nga xam ne kilifa diine yi dañ faa rek tëdd di noppalu ci loolu nag ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi ñoom ñëpp ñu ngi rafetlu bi lekk dogal am na sax ñu ne dañ ko yéex a jël ñu teewlu leeral yi ak Jibi Sarr Joni. ay dogal yu bëri ñu jël ko ngir daal di moytandiku ay mbiccook mbaaloo ci biir jumaa yu Touba ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu dénk ngir ñuy saytu doxalin wi ci biir jumaa ji ñoom dafa mel ni dañoo ferme jumaa yu Touba ji dañ ko war a jox cër. jumaa ji nag sëñ bi li ci borom bëgg mooy jàng alxuraan jàng xasaayit doon ab taalibe doon as murit bu mat sëkk ku la gis xam ne kenn du la jaawale yow mi murit nga ba tey itam li nga xamee ne mooy wàllu col gi nañuy seetaan colit wi ndax barab bu toll ni jumaa yi Touba ak daari kaamir ku fi ñëw war ngaa seetaat sa bopp waaye kon barab bi nañ koy wormaal nañu summi dàll yi. atum ren ji ñi ñu dénk wàllu nag organisation bi ci màggal gi ñoom dolli nañu ci li ñuy tere photo yi nga xamante ne ni moom la ñuy def ci jumaa ji vidéo yi wala sax selfie mu nekk dogal goo xamante ne ni way ujaaji ku ci nekk yaa ngi koy rafetlu. lépp lu ñuy bañ ci jumaa ji rek ngir Serigne Touba ñun war nañ leen koo bañ le lu baaxul ku la koy tere ku ne yow la àndal photo yooyu mën naa ñàkk li ñuy tere lépp luñ fi tere rek lu jaadu la mën naa ñàkk. sama morom jigéen kay bu ko mun rek mu bañ koo def ndax loolu baaxul boo bëggee photo nga photo sa biir kër gi maa fii moom du pour photo. photo yi am na ñu xam ne nii tey sax bu ñu doon photo ñu leen ko tere waaye am ñu xam ne nii il faut ñu tere leen ko ndax li tax ñu wax loolee am na ñu xam ne dañuy photo ci jumaa ji dem jaaral boole ko lu xam ne nii neexul sëñ bi waaye su fekkoon ne tey da ngay photo jumaa ji dem sotti ko def ko ka galandir def ko photo mag def ko sa néeg waaye laa nga di ko employé yu xam ne nii ñii duñ ko yàq duñ ko def loolu la tax ñu photo. màggalu Touba atum 2018 photo yeeg vidéo yi lu ci bëri tere nañu ko ci biir jumaa ji mu nekk ab dogal boo xamante ni dañ ko war a amal ci biir jumaa ji ak itam lu wër jumaa ji waaye nag barab yu sell yi nga xamante ne ni fa la nit ñu baax ñi noppalu foofee tamit dañu ko fay tere. jërëjëf Jibi Sarr Joni li ni mel nag moo ndar képp xibaaru màggal Touba yi waaye nag di leen wax ne rek DTV dañuy wéy di ànd ak yéen ngir rek ngeen dund lépp lu nga xamante ne si rek dina xew fii ci Touba ak li ko wër tey sax bu juróomi waxtu ci ngoon jotee daañu leen defal plateau spécial di ngeen am lépp lu xew fii ci Touba bu loolu weesoo bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee rédaction bi dinañ dellu si ngir dëgtal leen xibaar yi ci kàllaamay kocc waaye tamit juróom-ñetti waxtu dinañ dellu si waat xibaar yi ci kàllaamay nasaraan
bu loolu lépp weesoo itam yeneen i plateau dina am ngir rek ngeen dund màggal bi live and direct fii ci DTV ñu leen di jaajëfal bu baax ci ànd geek teewlu geek kóolute gi Pa Ousmane nag ñu koy delloo antenne bi jërëjëf. mu nga ko ñu koy jaajëfal moom Abi Sow ak ndaw ya mu àndal foofee ci Touba di équipe bu am solo boo xamante ni di waa DTV ñoo ko jël jagleel ko xew-xew bu mag boobee nga xamante ni ñu leen koy fàttali ni ki ëllëg lay doon incha allah jëm ci santale Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul bësam bu mag boobee comme ni mu leen ko dëgtalee di ay programme jëm ci ay plateau ak it naka noonu lépp loo xam ne daal xew-xew la jëm ci fësal bis bi da ngeen ci ànd ak DTV kon nag bu leen toxal benn yoon série bu seetaan ko waxee noonu la xibaar yi ci ngoon incha allah juróom-ñetti waxtu ak it li nga xamante ni moo aju ci juróom-ñaari waxtu nasaraan ak it lu aju ci wàllu wolof bi loolu yëpp di ngeen ko am incha allah mbokk yi xibaar yaa ngoog tëj nañu ko ci digg bëccëg bi ñu leen di jaajëfal mbokk yi ci teewlu bi jaajëfal ci techniciens yi ci àndaloon di leen ñaanal ngoonu ko jàmm ak màggalu jàmm wante tawféex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam.